Bio Kenya indi na ci réew mi bidéew bu bees yaa forme lañu koy wax ay waay ne sunguf la booy ruy di naan di génne sa ange ay waay ne sunguf la booy ruy di naan di yokku sa forme yaa forme lañu koy wax lu bees a bees defar sa wang ba dootoo mer lu bees a bees neexee nga def ca meew yaa forme bu la neexee nga def ca soow yaa forme gàncax la fii lañ ko defare foo dem ci Sénégal am na fa ak bitim réew baax ci jigéen bi nampal ak xale bu xiibon jaaraama Bio Kenya jaaraama Bio Kenya. Bio Kenya gàncax yi leen di indil tawféex téléphone 77 161 21 21. mbokk yi suivre MMD Média asalaamaaleykum nuyuwaat nañ leen amaan mbégte dalal leen ci seen émission Njolloor tey ñu àndaat ak Alaaji mu fas yéene ñoo defal analyse ci lépp loo xamante ne nii def na buzz ci biir semaine bi Alaaji ñu ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax Rahmatoulaye El Hadj Mamadou Mansour Diop doo tudd tur bi maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mboolem ñi seetaan MMD Média di am mbégte dellu soit ci seen émission Njolloor. d'accord Alaaji Mouhamadou Mansour Diop comme ni mu ko waxee tey dinañ waxtaanee loo xamante ne nii nakar la bu dal ci kaw Sénégal yëpp muy ay xale yu ñàkk seen bakkan ci géej gi doon ay xale yoo xam ne dañoo demoon di foo ci géej gi ba yàlla jëlee leen fa mu nekk phénomène boo xamante ne nii doy na waat trop ñu waxtaan ci amal nañ ci waxtaan yu bari ci biir semaine bi wax nañ ci chroniqueurs yi wax nañ ci état bi wax na ci tamit jël na ci ay ndogal Alaaji ndogal yooyu ñu ci jël tey xale yi bu ñu leen teree géej gi ana fan la ñuy fowee est-ce que nekkul phénomène boobu noonu nekkul irresponsabilité gouvernement bi ak décision yooyu ñu jël est-ce que xalaat nañ ci ndaw ñi. xam nga maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi nuyu bu baax ni ñuy seetaan chaque année ay xale yu bari dañuy dee ci Sénégal ndax dañuy lab moo naa dafay am ay maîtres nageurs yi nekk ci plage yi mais dañu ciy gis échec ci ay anam yu bëree bëri ndaw li bu xëyee war a dem géej xëy na duñ ko yedd ci donte xale la war na am responsabilité ci am lu muy moytandiku surtout li gënul ci moom mais li ñu ko ci yan moom xale bi bariwul li ñu ci yan aussi waajur bi bariwul mais ñaax ñoo séddoo responsabilité yi gouvernement bi ak les gouvernants locaux gouvernement bu Sénégal bi nga xam ne mooy saxal bu fekkee bëgg nañoo sàkkal pexe ay plage parce que domaine maritime bi muy li nekk ci kanamu géej gi gouvernement bi daf ko téye boppam joxu ko collectivité locale moo ko moomal boppam donc bu fa nit amee suuf tabax fa diggante ma géej gi kenn du fa dëkk yeneen place yi nga xam dafa calme nit sangu fa te du am benn danger ñu jël lépp privatiser ko loolu mooy manque de respect ci sa population te loolu la Sénégal di dund yeneen plage yi dañu fay def panneau ni fii place yi dafa dangereux plage interdite mais boo nee fii bu fi kenn sangoo parce que ku fi sangoo mën naa dee xale yi di fa sangu guddeeg bëccëg suba ak ngoon di fa dee mais la fa doon bind tableau ni fii bu fi kenn sangu bu fi sangu mën ngaa dee parce que amatul fayda amatul benn sens parce que loolu da nga di fii ku fi sangu dee waaye boo fi dugg sama yoon nekkul ci yow loolu mooy fuite de responsabilité ci côté gouvernement bi war nañu fa def non seulement ay maîtres nageurs mais war nañu ko sécuriser ba nga xam ne xale yi duñu fa am accès nëg ni si daaw bi ñu nekkee ci seen Covid 19 bi ban xale moo demoon plage parce que permettre ñu benn xale mu am accès ci plage yépp nag donc am nañu pexe am nañu doole mën a jàkkaarloo xale yi duñu nekk ci plage mais da nga leen a talul loolu benn la ñaareel bi ci des plage yi naan tey dañ ko aaye suñu communes yi defuñu lu dul di joytu walla ci dañ ko aaye mais maire yi amuñu benn vision pour mën a aménager ay place ay espace yoo xam ne xale yi daañu fa au moins mën a def loisir football te gouvernement buy dox dafay am ministère bu yor wàllu jeunesse muy ndaw sport loisir dafa doon am yooyu ñoom ñooy ànd mais dañ ko génne ñun ci suñu gestion léegi sport bi baaxatul loisir moom suuraale wuñ ko borom barke yi ak ñi nekk ci nguur foog nañu ni loisir ñoom dong ñoo ko yayoo dem vacances ñoom dong ak seen ay doom noppaliku ñoom dong ak seen ay doom place yi ak yi nga xam ni plage yi nga xam kenn ay woo ko ñoom ñoo koy jënd ñoom ak seen ay doom di ko exploiter di ci lekk seen xaalis alors doomu baadoole bi toujours mu ngi ci diggante dund ak dee au lieu ñu assumer seen ay responsabilités ak échec yi nga xam ne échec nañu ko
ñu jëlaat beneen dogal ni léegi aaye nañu de façon formelle benn xale dootul sangu ci géej gi. c'est vrai que faaw doon nañu xaar ay changement li tax ñu doon xaar ay changement parce que école tëjugul ñuy wax ay lu ëpp fukki xale yoo xam ne dee nañu ndax dañu lab ak ay dee yu metti ma ciy profité di jaale walla sama benn cousin bu bokk ci ñi faatu Mohamed Dieng mu ngi lab ci géeju Malibu amoon na 18 jàpp 19 ans ma koy jaale bu baax kon ñëpp ci am seen aw tiisu bopp ku nekk jël nga ci sa wàll mais nguur gi amul benn dogal bu mu ciy def ginnaaw bi mu jaalee ñu faatu noonu xanaa ni aay nañu plage bu fa kenn sangooti bu fa kenn demati d'accord bu kenn dem plage d'accord mais école yi ñu tëj xale yi dem ni ñuy def dëkk bi amatul espace vert bu xale yi mën a def lenn fu terrain des pour ñu fay defee sport am na ku ñëw localiser nañ ko identifier nañ ko def ko xaalis da ngay xëy gis ñu koy tabax moo xamoon place bu ñu bàyyil xale yi moo xamoon place boo xamante ni bii pour dañ fa bëggoon def jàkka amatul benn espace bu des ci dëkk bi lépp tabax nañu ko mais xale bu fekkee génnul dem football yi génnul dem defi benn sport génnul dem defi promenade ba noppi ñu ko doo dem ci plage mais xale boobu xanaa ko dañuy soppi seen kër def ko kaso loolu mënut a nekk moo tax ma ni ñi ñuy gouverner faw ñu taxaw wax la dëgg qu'est-ce que vous voulez plage yéen a ko jaay yéen am njëgu tabax ci kanamu géej yéen a am doole jox ki ci kanamu géej mais boo paasee sax géej gi li wër Dakar yeneen dëkk yi nga xam ne amuñu géej mais borom barke yi jënd nañu lépp daf ko ay tool daf ko ay verger baadoolo yi amatul fu accès mais baadoolo amatul fu mu defee épanouissement baadoolo amatul fenn fu ma daal mën a sedd xolam amatul espace yow tali boo ci daw da ngay fay ndox da ngay fay courant da ngay fay santé da ngay fay te doyul est-ce que duñu xëy un bon jour jaay ñu oxygène dañuy noyyi et foofu lañ jëm parce que cadre de vie yi ñuy proposé ak yenn habitation yi nga xam ne dafa am ñenn ñu ko jombale dafa mel ni ñuy jagleel ñi fay dëkk di fa loger dafa mel ni dañ leen di jaay oxygène bi ñuy noyyi moo tax nag war nañu dellu soit sur terre ñaata millions yi xale ñoo nekk Sénégal yoo xam ne seen loxoy papa jotul seen ginnaaw amuñu xaalis et yomb na trop nga nekk njiitu réew wala nga nekk kilifa nga ni aaye naa plage bu fa kenn sangoo si ndax am na limu xale yoo xam ne faatu nañu d'accord mais ñoom ñiy jël doog di ko aaye ñoom am nañu lu ñu daggalee seen i doom billet d'avion dem Maroc dem France dem États-Unis visa jafewu leen mais doomu nit yi maase ak seen i ay doom war a génn football yi war a def élevage war a def leneen ak leneen war di jàng war a am yenn activité ci jamonoy vacances yi léegi daal dañ ni ñoom ñëpp dañ leen di jàpp tëj ci seen ay dëkkuwaay est-ce que ñun suñu gouvernants yi fii Afrique wala sax Sénégal ñu ngi bàyyi xel ci souffrance bi nga xam moom la askan wi di souffrir moom la askan wi di sonn jamono ji tembe tëj ñu plage mais léegi xale yi kon fu ñu jëm moo tax xale yi ñu ngi wane ñu ngi def lu leen neex ci dang-dang te nga gis xale bu xeex professeur am indiscipline bu doy waar parce que xale defatul sport defatul lenn yenn saa yi nga jékki-jékki ñun la diw góor jigéen la parce que génnatuñu defatul powum góor dañuy lëlu tout le temps ci kër yi point yooyu yëpp muy tudd xëy na du prétexte wala mu jox la raison pour nga def loolu mais mun na doon point départ bul xeeb lenn ci àdduna lépp loo ni mënut a nekk mun na nekk point départ bi indi conséquence su tey li ngay dund góom bu ndaw la woon nga ko doon xeeb mais mooy def ay jaar-jaar yu ndaw parce que adolescence moo doy waar nit ki fi muy amee 18 ans wuti 30 ans li muy traversé moo metti li muy ouverture yi muy am mooy metti dina ubbi dugg àdduna ci jàng am ouverture ci wàllu liggéey am ouverture ci am espoir am ouverture ci découvrir ñeneen ñu bees yeneen personnes yu bees wàllu amour ak yooyu noonu mais kan lay dajeel ñan lay dajeel ban milieu lay dajeel ak ñoom fan lay amee xaalis fan lay amee liggéey fan lay qualifié fan lay defee stage mais ñi pratiquer ndaw loolu yépp bu fekkee ndaw li fekkul ñu waajal ko ci wàllu sport ba mu nekk góor dëgër ba mu am yenn yu muy bañ nekk benn góor bu laccax bu naïf
bu sàgganee boppam mais tout est possible lu nooy lu yomb xaalis donc lay wut donc ëllëg ak si biir tëj gi ñu tëj suñu ay doom li mu na indi ci ay conséquences dafa bëri et ñi ñi jiite xam nañu ko est-ce que nekkul ni planification la man sama xel daf ci tey parce que am réew lu toll ni capital nga tëj ko tëj ba doom yi fa nekk du ñu dem plage amuñu fu ñu defee tàggatu amuñu fu ñu defee sport amuñu benn espace boo xam ni bàyyil nañu ko ndaw ñi bàyyil nañu ko sport bàyyil nañu ko loisir bàyyil nañu ko nit ñi ci ñu moom seen bopp defe naa ni jaadu na ñoom ñu tëdd bu guddi génn di xool nit ñi ak seen ay situation. mais Alaaji tey comme wax nga ko ndaw ñi amuñu fu ñu defee loisir amuñu fu ñu defee sport tey par exemple Dakar mën nañ ni Sénégal sax laay wax benn stade moo fi nekk di fonctionner stade yi fi nekkoon yëpp sàkkal nañ leen pexe tey bu ñu leen teree géej gi amuñu fu ñu defee loisir lan moo war a doon taxawaayu parents yi ci loolu noonu. Dakar gi amul sax stade Dakar amul benn stade bu fonctionnel amul. xanaa lu bees li fi waa ñaari tali def fan yi gazonné ak yooyu noonu Dakar amul stade waajur yi dama foog ni yàlla moo dellu soit di leen wan boppam te yëguñu ko à l'époque bu école musaan tëj dañu doon profité ñu bëri pour seen ay doom dem jàngi alxuraan mais nag même jàngi alxuraan daawuloon empêché ndaw li mu dem géej man maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee xale nekk daara dañ doon jóge suñu ay village dem Guéréo di jéem a traversé dex gi yooyu yëpp dañ ko doon dund xale faw mu jaar ci yooyu yéeg wàcc dem yéeg fas dem parce que loolu mooy yëfi xale lu góor dem defi sport boo demee ci yenn réew yi nga xam même développé wuñu mais respecté nañu nit ñi ci seen wàllu dëkkin dañuy aménager ay forêt yu ndaw mais dëkk bi dafa mel dañu allergie forêt espace vide la ñuy bañ déclassifié nañu filao yi nekkoon Guédiawaye maa ngi dégg fan yii ñu doon wax benn partie bu ñu bëgg de classifier ci forêt classée bu mbaaw mais dëkk bi dootul am benn espace tey lu toll ni forêt classée bu mbaaw bu weesoo garab yi ak environnement bi ak ni ñu ko protéger mais war na fa sax au moins aménager benn place bu ay ndaw di dajaloo di def sport mais amul benn commune boo xam ne mun naa gëmm bëtam ci espace 8 terrain wala 10 ñu bañ koo tabax. def ko fu ndaw yi mën a tàggatoo wala ñu bàyyi espace 4 terrain pour def fa benn place basketukaay wala handball xale yi dafa def tàggatu c'est-à-dire que loolu dafa bokkul sax ci vision suñu ay maire bokkul sax ci xalaatu suñu ay gouvernants yi waajur yi nag xamuñ fu ñu jëm parce que ñi gouverner suñu ay doom di leen aye plage yi xaj leen fi ñuy tàggatoo mais ñooñu ñoo yilif bàyyi doom yi waajur boo gis tey jaaxle na waajur boo gis tey xamul fu muy teg tànkam parce que ku boot jot la woo doo ci yokki gàmb xam nga fi nekk waajur yi la mooy seen problème fexe ba kenn du mën a def lavage cerveau seen ay doom ba dugal leen ci franc-maçonnerie wala dugal leen yu bon mais boo bëggee toppatoo loolu bëgg a toppatoo lu xale yi lekk ak facture yi waajal ouverture école bi di ñëw buñ la nee yokkaat ci fa sa doom defee sport mais danga naan taluma ko mais Afrique ay gouvernants yu incompétent la ñu am yoo xam ni amuñu benn vision wala bu ñu amee vision dañoo desee nawloo ñi ñu jiite loolu mooy dëgg rama ba tey ñu jógee ci loolu Alaaji dem ci loo xamante ne ni politique la ba tey ci tournée économique bi nga xamante ne ni président moom lay amal ba tey naam nee na ñett ne tournée bi du politique économique la ba tey ñu ngi ciy gis loo xamante ne ni sorewut ak politique ci tournée boobu noonu dafa am phénomène boo xamante ni mi ngi continuer gisoon nañ ko ci mois de mars gars yi waxaat nañ ci mais dafa mel ni ba tey arrêté wuñ ko muy phénomène nervi yi ñu xamal ne ñu ni ñoo xamante ne ni président la ñu àndal askan ba yeewoo ci Fuuta jooy nañ ko parce que ña nga leen di bundu xatal ña nga leen di dóor ñi nga xamante ni ñoo taxaw pour wan président que ni nii kontaan nañ ci ñoom nervi yooyu may ñu leen jàmm Alaaji loolu lan moo ci sa xalaat. nervi moom yëfi Samba Boye la dong la yëfi mbon yëfi agresseur yëfi jubadi yëfi ñàkk tekki dara yëfi ñàkk wóolu sa bopp yëfi wane ni man soof naa sama askan bépp nguur buy waaj a daanu dafay favoriser ay nervi mais fi jamono toll tey di recruter ay nervi nit ñi kaas mois de mars ba léegi faale wuñu nit ñi
ñu ni déete waaye ñuy def ay déplacement yóbbaale ay nervi yi ñu toog leen seetaan gendarme yi ak police di leen recadrer nervi yi def face gendarme ni leen faale wu ñu leen parce que commandé wu leen ñu. dëkk baa ngi ci danger bu doy waar dëkk baa ngi ci danger bu doy waar parce que gis nga civil kese du nangu ab nervi di ko dóor ak di ko agressé gis nga li amoon bu amaatee ñu xam lépp dëgg la parce que ñépp gox bu mu mënti doon ñu ngi jël seeni ay motuwaay pour jàkkaarloo ak nervi yooyu gis nga ab bandi ab agresseur ab tafukat ab trian kenn du ko jox doole et puis nervi ban doole la am mooy doole gabarit doole physique ñi am doole physique ay champion lañu ci karaté ak judo ñi am doole physique ay champion lañu ci làmb ji xam nga nervi mooy ñan mooy ñi échec ci wàllu sport arts martiaux mooy ñi échec ci wàllu sport làmb tekki wuñu fii tekki wuñu fee doon ay chômeur te jànguñu ñu leen léegi ay dof ngeen kaa ñu takk leen ay jox leen jaase parce que lu ngeen dajale doole mu daanu c'est ça tey ñi nekk ci wàllu sécurité ñëpp ñu ngi jooy di wax ñi nga xam dañuy jàng garde rapprochée ñëpp ñu ngi jooytu di wax di métti tout parce que ñu ngi bëgg a yàq seen métier parce que dañuy sol tën yi nga foog ñi ay garde rapprochée lañu yow seen aw melokaan jiital dënn amuñu benn qualification ci wàllu xeex amuñu benn qualification ci wàllu combat amuñu benn qualification ci mën a maîtriser nit ay agresseur lañ jaasi ak paaka lañu am di la dóor kese bala nga ko woon a xam ñu dajeek benn ndaw bu xam tuuti ci wàllu combat toroxal leen toroxal bu bon yooyu yëpp nag boo ko dajalee gis nga nga yow poste ministre wala poste DG wala nga jiitu am ñaari xuuj mball yu lay topp tax nga foog ni yow Sénégal lu neex def tis ngay semer le bordel yaa ngi juum te yaa ngi reylu ay doomu jàmbur li am ni bu takkul fa mu jëm du neex kenn psychologue yi wax nañu sociologue yi wax nañu nitu diine yi wax nañu société civile wax nañu am na yeneen kuréel yoo xam ne ñu woote ci wàllu jàmm alerté nañu parce que ce qui s'est passé à Fouta du amaat ci Sénégal loolu dakk na li amul Fouta tëgg ndënd ak sémmañ lay doon neex benn naqadi benn du amaat parce que sénégalais yi ñoo ko dul nangu ñu dul nangu benn soi-disant ministre wala soi-disant DG buy wut lu neex nguur wala ci la féete di recruter ay nervi ñuy agressé waate wala man militant wu diw laa pourquoi kii tudd diw yooyu amul yooyu dafay dakk Sénégal léegi nag ñoom gouvernement bi ñoom ñooy seet dañu bëgg a sauver réew mi dañu recadrer ñooñu jàpp leen dugal ci kaso bi mbaa ñu damm seeni laaf bëgg ñu ko ëllëg fitna ji yeewu Sénégal ñoom ñoo ko yee parce que gendarme bu lay jàpp si wala police wala keneen du am problème gendarme nga xam ni dañuy def maintien de l'ordre bu ñu ñëwee dal ci sa kaw da ngay dégg ñu coow waaw lacrymogène yi police yi dañuy dóoraate nangam mais coow bi du dépasser les bornes parce que xam nga la moo tax parce que force de l'ordre bi la ak civil bi wala manifestant bi wala sénégalais bi lambda ak lu mën di am kii suñu constitution moo ko protégé muy ki sol tenue bi mais kan moo mës a gis loi bu protégé wuyu samba booy agresseur tafukat ki nga xam ni il a raté sur tous les plans raté ci jàng raté ci combat raté ci sport raté ci lépp transformé wu benn agresseur ñu jox la yat wala ñu jox la jaasi fay la journée 15 000 wala 20 000 ñu toog di la seetaan loolu nee naa la benn yoon lay doon muy bi am Fuuta du ñaar xam nga ci manifestation yi amoon ci mois de mars demoon nañu ba bi leen booy di waaj a def face ñu xam ne ñu ngi échec la ñu seey parce que booy dañ leen a yéex a découvrir ñu foog ni loolu xëy na effet wu manifestation moo ko sabab jeex na ñu tollanti ko Fuuta foo mës a gisee ay nervi yu ñu ne bu président day jaar fii nervi yi ñoo fa jëkk a jaar bale jàpp nit ñi dóor leen a dóor ba ñuy bëgg a dee loolu nguur di ko cautionné ay gendarme taxaw di xool ay police taxaw di xool bu leen police waxee wala gendarme ñu ne yéen commandé wu leen ñu c'est-à-dire que mooy faale wuñu police faale wuñu gendarmerie parce que ñun nguur moo ñu fi indi mais ban nguur c'est dommage loolu du continuer te bu ñu foogee ni lii dina continuer fii ak ñuy egg ci élection yi juum nañu encore une fois message bi may lancé dama koy jëmale directement ci président Macky Sall na téyewaat réew mi ak loxoom recadré waat ko am na lu jaru ko
am na loo xam ne jaaru ko nervi yii di attaquer nit ñi au nom de son parti bëgguñu ko ñi ko bëgg mooy ñiy génne fi am ay manquement pour mu ciy bàyyi xel pour mën a taxawu askan wi nervi yii di ko attaquer askan wi dañu koy xañ ay soppe dañu koy xañ ay électeurs dañu koy xañ ay zones yu mu amoon doole tey Fuuta Tampi bu gënee am doole parce que nervi yi ñoo tax parce que tey bari woon nañu nekkoon ci biir APR mere nañu lool APR ndax nervi yi ni ñu attaqué mouvement Fuuta Tampi ak ni ñu attaqué waa dëkk yi toroxal mag ñi toroxal jigéen ñi ci ay wuyu yoo xam dañ leen a transporté depuis Dakar di leen fay xaalis pour ñu dem di agresser ay nit président ñu am yaakaar ci mu jubbanti loolu ci ni mu gën a gaawee. mais Alaaji nga yaakaar ne président loolu noonu nga message boobu noonu nga ko lancé nekkul loo xamante ni xam na ko parce que moom mi ngi ci caravane bi yëg na li nga xamante ne ni askan bi ak nervi yi ñu ngi koy dund est-ce que nekkul ni day tëxlu wala mu doon loo xam ne bugg ci teg bëtam. yëg na ko mais nit la mun na ci am aperçu boo xam ni bokkul ak bi ma ci am bokkul ak bi ci keneen am léegi moom aperçu bi mu ci am mun na juum. bu dégloo nit dégluwaat nit mun na ko dellu siwaat mu xam ne liy njuumte la nit la de président nit la yonent nit la dafay am ak nu mu xalaate ak nu mu interpréter une situation yëg na li xew Fuuta parce que ku yëg xale yi lab Dakar ba ngay jël dogal di tëj ay plage di jël ay décision di tabb ay nit kon yëg nga ni am na ay nervis yu ànd ak yow di agresser ay nit ci fi nga ne mais mun na ci am gis-gis bu bokkul ak bi ñu ci am ñun moo tax ma ni message bi moom moo ko moom ku war a uuf ñëpp boo jëlee kenn dóor ko ci kaw ki ci des ëllëg lu am na nga assumer sa ay responsabilité parce que yow yaay responsable bi yëg na ko mais est-ce que ni mu ko jàngatee mooy jàngat bu baax bi loolu moo tax mu interpellé ko directement moom en tant que président de la République parce que tey am na ñu nekk ci wetam ñu mën a jël ay millions fay ko ay góor ay nervi ay gros bras pour ñu attaquer ay nit xam nga lu ñu ci jublu xam nañu ne échec la ci ñoom xam nañu ne baaxul ci ñoom mais li ñu ci jublu mooy nee na ñoo yaay dañuy jéem a def lu neex président Macky Sall mais loolu nag nga koy xamal ni ñi ni say partisans lañ di génn xaalis di fay ay nervi yi ñuy attaquer ay nit ñooñu dañu lay wàññil ay soppe dañu lay wàññil ay sympathisants dañu lay wàññil ay militants parce que doo jiitew askan ba noppi di leen tëj c'est ça vraiment. d'accord Alaaji ba tey ci tournée boobu noonu ñu gis njiital gëm sa bopp moom it mu def li nga xamante ne ni moom la dippee opération tibb tànku Macky est-ce que Alaaji nga yaakaar ni loolu du beneen forme d'opposition est-ce que nga yaakaar ne opposition bi tey waruñu xool ci kooku nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany def lu ni mel ngir dem parce que xam Sénégal du Dakar dong ñu génn ci àll bi wax ak ñi nga xamante ni nii ñoo nekk ci àll bi ñu génne li nga xamante ni nii mooy réalité bi moom la ñooñu di dund. Bougane li muy def politique la comme Macky li muy def politique la xëy na am na ñeneen ñu xalaatee beneen méthode pour def politique mais ku nekk sañ nga aussi def sa politique mais damay wax ni nguuru Afrique surtout Afrique de l'Ouest comme li xew Guinée gis nañu ko comme li xew Côte d'Ivoire gis nañu ko li xew yeneen réew gis nañu ko du mus a am changement du ñu mus a dooleel démocratie fii amuñu opposition bu dëgër nag du opposition buy toog ci salon wala nekk ci mbedd Ndakaaru yi foog ngay def ay déplacement foog ngay dem di démontrer li président di wax loolu mooy opposition bu dëgër boo xam ne dina sax au moins xaw a xonetloo ñi jiite pour ñu gën a farlu gën a baral jéego yi pour respecter askan wi man contre ma dara ci li Bougane di def donte respecté naa keneen ci li muy def parce que loolu mooy yoon foog nga am opposition bi dem sur le terrain di wax askan wi di découvrir li askan wi dund comme ça ëllëg boo ñëwee boo koy wax day nekk preuve à l'appui nga xam ni da ngay xam ni kilifa yii di wax ni def nañu une telle réalisation defuñu ko parce que fi ñu wax ni def nañu fa telle réalisation askan wa fa nekk lii la ñuy dund donc tukki bi dafa baax déplacé wu dafa baax tibb tànk dafa baax suus gëlin dafa baax gis nga ñiy jiite doo leen may afia boo xam ne dañuy def lu leen neex parce que ñiy jiite nii xamuñu coono askan wi yëguñu dara ci lu géej gi réer demuñu sur le terrain wàccuñu ak nit ñi
fréquenté wuñ ko dul seeni ay militants duñ leen wax lu dul gongo bu ñu déggee dëgg ci rajo bi ennemi la ñuy jàpp kii wax bu ñu gisee benn chroniqueur noonu la ñu koy jàppee am fu ñu la classé comme ku bëggul dara quoi benn activiste bu ñu la jekkoo tëcc la bu ñu la mënta tëcc def la noonu tegale ne tout court mais ñooñu il faut am opposition bu dëgër bu leen di def face gars yi demuñu marché ceeb dafa yokk ciment dafa yokk lépp a yokk lépp a yokk Sénégal amul lenn looy laal li mu doon jar daaw mu koy jar ren et ñuy wax ni Sénégal def na ay jéego et ñuy wax ni jënd nañu ay roppalaan ñuy wax ni def nañu lii ñuy wax def nañu lee ay taxes yu yokk ba tax lépp loolu laal dafa yokk yow lii nga taxaw man ni toog man ni di ko liggéey ak man même microphone bii dafa yokk bi nga jëndoon daaw même marque bi boo demee ren dafa yokk lépp a yokk ciment fer béton ceeb diw saabu lépp a yokk laaj dafa yokk netatu dafa yokk lépp lu ñuy lekk dafa yokk mais ñoom yëguñu ko ñoom xamuñu ko ñoom ay traiteur la ñu am yuy gérer tey ñoom koo ci fréquenté xam fàtte na sax ni lal basan teg bool bokk am na billahi xamatuñu lal basan teg bool bokk kuddu xamatuñu ko koo ci dem këram taabal lay teg ku bëgg lekk ñu tibb wala ñu tibbal la indi ak ay plat yu bokkul xam nañu seen situation yi léegi ñooñu nag doo leen bàyyi ñu continuer di dund loolu bu nax jotee ñu dem ci askan wi nax leen naan def nañu fi nangam génne nañu benn 600 milliards génne nañu benn 10 milliards ana milliards yi li ñuy wax ci ay milliards ci Sénégal boo ko joxoon golo sax ci dëkk mu soppi dëkk ko li ñuy wax ni Sénégal def nañ ko ci ay milliards boo ko joxee golo laa la wax mu soppi melokaanu dëkk ba maintenant waxatuñu ay millions ay milliards la ñuy wax junni million gaynde mais junni billion luñ ci man mais bu ñu waxee wàllu tabax benn tali wala def une telle construction wala lii ak lii da leen jëli benn entreprise étrangère mu ñëw te lépp buy ñëw benn xam nga lu muy indi benn cartable am lay indi ñii liggéey bi yépp ay sénégalais lañ ingénieur sénégalais main d'œuvre sénégalais chauffeur sénégalais lépp sénégalais ñu jël lépp lu nekkoon valeur ci ñun man fi bàyyi ay weccet ñu jox ko étranger yi lépp ñu jox ko étranger yi léegi ñun lan lañu moom ñun lan lañu am loolu nag dafay laaj opposition bi ñuy dem ci àll bi di ko génne di def face ñii di leen wax seen bopp wax bopp yi mooy di leen wax ni li ngeen di wax ni def ngeen ko ci Sénégal fan la feeñ li ngeen di wax fan la féete ci askan wi dem génne vraiment coono ak souffrance waa Sénégal dem génne tono mango yi nga xam ne nëpp nañu ci àll bi dem xool baykat yi nga xam ne ruujaguñu seen i ay tool tey dem xool baykat yi nga xam ni ba léegi kenn joxagu leen jiw ñu ngi waaj a taw ba léegi séddale gu ñu jiw prétexte amul prétexte bëgg nañu bàyyi ba mu taw ñu fi ni kët ni jonn ñu génne benn desu gerte yi nekk ci opérateur économique yi jox ko baykat yi ku am 5 kilos ku am 10 kilos ñu naan gouvernement bi joxe ni jiwu joxewuñu jiwu faale wuñu mbay mi ingénieur yi nga xam ñooy ingénieur agronomie dañoo grève ñu ngi téye seen bulletin d'analyse xamuñu ban lan mooy semence certifiée xamuñu ban suuf moo baax pour ñu bay parce que ñu ngi ko téye état bi dunduñu askan wi yitteelu nguur gi def nekk nii parce que ñoom yëguñu dara parce que xamuñu situation sénégalais ñun ñu leen koy yeggee ay waxkat lañ ñuy woowee rek ay waxkat ngeen rek jàppe leen ay dof quoi te dañuy continuer di leen ko wax parce que ñun xam nañu ñoom ñi nekk ci kaw la ñuy dund mais xam nañu itam ñu nekk ci suuf la ñuy dund c'est ça. moo doxoon ci diggante Madiambal Diagne di président groupe de presse bi di Avenir Communication ak Souleymane Teliko ñu daan ki nga xamante ne nii mooy Madiambal Diagne ñetti weeri kaso yoo xamante ni da koy tëdd ak 600 000 francs yoo xamante ni pour dommage et intérêt la tey alaaji procès boobu noonu am na jiixi jaaxa ndax ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne nee na contredit na procès bi nee na injustice am na ci doxaluñ ci yoon tey alaaji sa avis ci procès boobu. man jugement bu amee toujours tribunal du may commenter décision tribunal mais balaa may ñëw ci forme bi faaw ñu dem ci fond bi parce que lëf pour nga jàngat ko foog nga dem ci histoire bi gis nga gouvernement bu Sénégal moo tooñ Madiambal Diagne gouvernement bu Sénégal moo tooñ Teliko
parce que ñoom ñaar seen wax ak seen tuumaalatante bu mujj nekk tey ay noon ay ennemis jurés ba dem tribunal xam nga lu ko sabab dossier Hissène Habré parce que Madiambal dafa bind ni juge Téliko na ub gémmiñam ndax bokk na ci juge yi nga xam doon nañu bénéficier wu ci ay avantages yu commission ci dossier Hissène Habré bi muy daw di làqatu dafay bàyyi réew yi yépp ñëw Sénégal Abdou Diouf fat ko fat bu rafet Abdoulaye Wade ñëw laal dossier ba xam ni rafetul jékkul jaaduwul mu tegal ko teg bu rafet ñépp génn ci seen xel Hissène Habré nekk Sénégal nekk bu rafet Hissène Habré crime de guerre crime contre l'humanité dañ ko tuumaal attewuñu ko Tchad toppiwuñu ko Tchad dajale ay organisation internationale dugal ci xaalis ay milliards fabriqué monté orchestré ba yëf yi ëgg si fi mu yëg si tey ñu jël ko pour li des ci dundam ñu làqu ko jant bi pour li des ci dundam quelqu'un koo xam ne lu bon servir na réewam ci wàllu guerre boo toppee histoire sauvé na réewam ci notuk Libye libéré na réewam ci rébellion yu bëree bëri Idriss Déby mi dee ba ki démb xamuloo ni mooy jëkk a dee Hissène Habré parce que moo ko coup d'état jëlee ko ci nguur ga et bokk na ci ñi financé procès Hissène Habré ana mu tey dañ ko rey bal lañ ko dóor mu faatoo Hissène Habré mu ngi dund dañuy fexe yamkuruuna wa yamkurullaah wallaahu xayru maakirin da ngay jiw rek mais xamoo kuy góob moo tax yi fi dal daf ci baax ñi doon wax yépp ci dossier Hissène Habré dañ ko topp nañ ko def nii lu nekk am na ci pandaw ja mujj nañu koo àtte tëj ko loo xam da ngay xam ne li des ci dundam kaso lay des Habré ak kanam gu yaakaarlu ndax leer gi ci nekk Habré làqatu Sénégal am fi njaboot am fi jabar nekk vraiment sénégalais bu fekkee fayewuñu ko tey lu dul lii nii leneen mun na ci am Idrissa bi génn àdduna Madiambal ak Téliko ñu ngi tamante est-ce que foofu lay yem parce que dama gisul lan la Sénégal gagné ci avantage ci koom-koom ci respect ci nawloo ci àdduna bi li tax ñu accepté dañ jàppi Hissène Habré pour mën ko juger fii ci Sénégal pour dugal ko kaso ndax ay coow am na lu ko gën a yellu am na ñu gën a yellu ñu jàpp leen yow nga foog ni Hissène Habré li mu def mook ñu recruter nervi yii ñoo yàpp li ñu koy tuumaal crime de guerre crime contre l'humanité mook ñu recruter nervi yii ñoo yàpp wala moo tax ne sax ñii ñu ngi leen bàyyi mook ñi détourné ay milliards da ngay dem ay rapport OFNAC wala yeneen corps de contrôle de l'État ñuy wax benn nit bu détourné ay presque ay dizaines de milliards ou centaines de milliards benn nit ñu naan am na sañ-sañu soppi ko xaalis wala suuf la ko def wala fii la ko dugal ñooñu seen crime moo gën a graaw fu muy mujj topp leen yow déggoo fi ñuy wax ay problème mu kuut fu mu mujj déggoo fi ñuy wax ay problème mu banque boobu dossier Mame Mbaye Niang ba Locaf fu mu mujj Prodac fu mu mujj déggoo fi kenn xamul Karim Wade mi génn réew mi tey li ñu ko tuumaaloo ñaata ci ay milliards ana xaalis ba dafa fay kon ñàkk nañ ko Khalifa Sall ñu génne ko kaso nee nañ dafa détourné xaalis ana xaalis ba kon ñàkk nañ ko c'est-à-dire que am réew kenn du ko jiite ci ay caprice ak humeur bu ma sa kanam neexee ma ànd ak yow bu ma sa kanam neexul du ma ànd ak yow du noonu mooy li tax dossier Hissène Habré li ci am nii ak njaal benn la leen ngi ñëwaat parce que jamono ji ñuy ubbi procès dafa amoon lu gën a jàmp lu gënoon nekk farata ci Sénégal lu dul dossier boobu mais gis nga fi mu mujj et après nag Madiambal Diagne wax na Téliko ne li mu wax du dëgg clamé na ko ci yoon Téliko am na dëgg Madiambal daaj nañu ko juróom benn weeri kaso
yu dafa war a tëdd ñetti weer yi du ko tëdd loolu itam laneen la lu tax amagul mandat de dépôt pour ñu jëli Madiambal Diagne loolu question la bi ci des Madiambal nee na bind na ministre de la justice lettre pour mu jàppandalal ko moom pour mu mën a topp Téliko comme magistrat boo koy topp foog nga am autorisation bu ministère de la justice pour mu mën a topp Téliko nee na ministre bi jot na lettre mu ngi xaar pour moom itam bu jotee autorisation mën a topp Téliko parce que Téliko aussi daf ko diffamé léegi kan mooy àtte Téliko bu ñu daanee Téliko kan moo mos a jël Sénégal ñuy tëj magistrat c'est-à-dire dossier boobu du farata dossier Madiambal ak Téliko du farata Sénégal yi xam nga la mooy farata nervi yi ñu jàpp leen dugal leen kaso liy farata BRT bii nga xam ne Dakar dañu koo gas comme ay paxi kaña ñu gaaw jublu ci suñu terre bii nga xam ne comme ferraille la ñu jënd ñu soppi ko mais mënuñoo jël 1000 milliards def ko ci ferraille gaynde ñu soppi ko hôpital yi nga xam nit ñaa ngi dee ñu indi ci pexe bérébu fajukaay yi ñu def ay plateau médical yu baax plateau médical yoo xam ne au moins day méngoo ak jamono chômeur docteur yi nga xam dañu jàng nekk ay médecin génn am lijaasa ak spécialisation di chômer ñu orienté leen wala ñu utal leen ay financement ñu ubbi ay cabinet docteur pharmacien yi jàng ñu jox leen ay autorisation ñu ubbi ay pharmacie kenn ku am benn clinique di nga employé 10 personnes kenn ku ubbi benn pharmacie di nga employé 5 personnes nguur gi chômeur yi nekk Sénégal xam na ko da koo neex bu bàyyi ko ci xam na yoon bi muy jaar pour chômage bi jóge fii loolu moo neex nguur gi bu ko neexee mun na fee taxawal ay unité de production yoo xam ne gàncax dootul yàqu Sénégal mango jaa ngi nëb mais ñoom seeni tool ñoom ñu nekk ci nguur gi seeni tool ñu ëpp li ñuy récolter ci mango te benn dàmba mango nëbul ci seeni mango baadoole yi mooy nëb ñoom ñi nekk ci nguur gi ñoo dàq bay soble seeni tool amuñu kenn ku sa soble sa benn doomu soble di lamb soble baadoole yi mooy lamb ñoom ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi ku mu ci doon am nga tool bu yaatu boo xam du ñàkk ndox forage nga fa def toolu baadoole yi mooy ñàkk ndox ñi jiite dañoo amul yërmande ci ñi ñuy jiite coow li yëpp loolu la ñun nag li ñu leen demandé yoo jafewul dañu partage ak Sénégal yi koom yuy jóge Sénégal moomuñu ko bu ñu lekk lépp mën nañoo lekk bu seen biir fees bu seen biir feesee nañu jox suñu wàll billaahi Sénégal am na koom bu partage bi normal billaahi kon loolu dootu fi am partage bi moo normalul sérieux wul honnêtul parce que duñu doyloo loolu mooy problème bi loolu mooy problème mu Sénégal et encore une fois ñu ngi am yaakaar dundee yaakaar vraiment ci ni xëy na yàlla dinañu génn ci situation bi mais c'est vraiment dommage. ñu ngi am yaakaar ñu ngi dundee yaakaar yàlla na yàlla soppi Sénégal Alaaji ñu ngi lay jaajëfal tey waxtaan bi kontaan nañ ci di la bàyyi nga joxe sa mot de la fin tàggatoo ak ñi ñuy seetaan. détermination rek fulla rek fayda rek nekk ci fi nga nekk ku la bëgg a orienté ci lu dul dëgg na nga bañ benn nguur continué wul. ñi jiite itam nañu bàyyi xel askan wi nguur continué wul dañuy folleeku te bu ñu folleekoo itam aw askan lañu fi bàyyi wuy continué waat nañu bàyyi topp seen nafsu nañu yëg ni askan wi sonn nañ billaahi askan wi sonn nañ askan wi am nañu problème mu ndox suñu ndox mi ñu jox ay Aquatech ñu koy exploité suñu ndox mi ñu jox tubaab yi ñu koy exploité Sénégalais yi ñu ngi bëgg a dee. ñi jiite nañu bàyyiwaat xel ci Sénégalais sonn nañu bu baax li lay wa rasul nañu tabax ay classes ci gox-goxaat yi li lay wa rasul nañu tabax ay case de santé li lay wa rasul nañu génneeku kaw gi askan wi dañoo ndóol te ñoom yëg nañu ko xam nañu ko foofu la ñu leen di interpeller pour ñu gestuwaat ko ñu bàyyiwaat ko xel li ci des ni mooy Sénégalais yi yéen seen bopp ngeen am fulla ci seen bopp te bàyyi politiciens yi ngeen di topp. te ngeen waajal nervi yi nga xam ne ay saay-saay la ñuy bëgg a semer terreur ci Sénégal bu leen topp ngeen am fulla kenn bañ a taal Sénégal
wasalaam. jaajëfal nañu la Alaaji jaajëfal leen yi nga xam yéen ñi nga xam di yéen doon bàyyi xel MMD Média ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje beneen week-end ci seen beneen numéro Jolloor merci. Bio Kenya indi na ci réew mi bidéew bu bees yaa forme lañu koy wax ay waay ne sunguf la booy ruy di naan di génne sa ay waay ne sunguf la booy ruy di naan di yokk sa forme yaa forme lañu koy wax lu bees a bees defar sa wang ba dootoo mer lu bees a bees la neexee nga def ca meew yaa forme ay bu la neexee nga def ca soow yaa forme gàncax la fii lañ ko defare foo dem ci Sénégal am na fa ak bitim réew baax ci jigéen bi nampal ak xale bu xiiboon jaaraama Bio Kenya jaaraama Bio Kenya. Bio Kenya gàncax yi leen di indil tawféex téléphone 77 161 21 21